TV Fall boo bëggee xam li nga xamante ni moo xew dara du la umpu. wa rahmatullah ey waajile man de Sénégal doy na ki man lool nag. Ça va Cédric mon ami? Ah ki man dëgg la de tey jii moom li ma gis ci bëccëg ak li ma gis ci guddi xawma lu leen wóotele daal gisuma dara lu leen wóotele wax dëgg yàlla. xam naa daal ni Ousmane Sonko en réalité moom problème yi am Sénégal xëy na allume gaz la ci allume gaz, waaye li war a takk lépp day wala ñu waxtaan ci balaa moo tàkk bari na lool, yéeme na lool tey day moom c'est la première fois je pense dans l'histoire du Sénégal qu'un ministre de la République s'adresse à tout ce peuple sénégalais sans même prendre la peine de dire bonsoir. dëgg yàlla maanaam daal xëy na njuumte la ci moom, mais dafa dëggal lu bari ci li xew. dañoo joxul cër, ñun dañu respecté wul, dañu jiite joxuñ ñu cër, respecté wuñ ñu, fas yéene wuñ ñoo yërëm, fas yéene wuñ ñoo taxawu, fas yéene wunoo fomp sunuy rongoñ, fas yéene wunoo dégg li nuy naqarlu. ndax nag yaakaar naa ni bu benn bakkan rekk rotoon danga ne asalaamu aleykum ba noppi, boo mënta tàmbalee ci allazina iza asaabahum musiba xanaa sax nga mën a wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ngir nag massawu waa réew mi yépp li nu ñàkk. bakkan bu ci ne wecc na bakkanu président, wecc na bakkanu ministre, wecc na bakkanu wàlliw, ndax kenn xamul li yàlla ëmb ci doomu aadama bu ne. waaye li ma gis ci réew mi tey jii, gis ko ci fan yi yépp muy am, kenn ku ne di ci tëg bëtam, wax dëgg yàlla doonatul problème mu politique boo xam ne diggante Ousmane Sonko la ak régime mu Macky Sall bi. ndax am na lu nekk ci diggante bi loo xam ne ci peuple bi la nekk. wax dëgg yàlla lu metti ci peuple bii la. dëgg li ma gis tey yéem na ma, ndax démb ba léegi quand même ñu ngi toj ay magasin yoo xam ne ni mu ko waxee rek, yenn yi ay particulier ñoo ko moom, yenn yi ay enseignes yu mag la, waaye di jël ceeb bi, di jël diw yi, di jël bagages yi nga xam ne ñoo nekk ci biir di ko daw di ko fatti ci seen biir kër. man fàttaliku naa bu baax li fi xewoon 89 ci événement naar yi. wallahi am na wayjur yu taxaw ci seen buntu kër yi di wax seeni doom lii ngeen di indi bu mu fi agsi, di leen dàq. fii li ma gis tey mooy ay wayjur yu taxaw ci buntu kër yi di tàccu seeni doom ak di leen jàppale ci fat bagaas yi. tey li ma gis ñu génnee ay paakaat di ko tàllal ay xale yu jigéen ngir nangu seen téléphone. wallahi
sama jarbaat bi dëkk ci kër gi nangu nañ téléphone am ci génn jëndi mburu paaka lañu génnee tàllal ko mu jox leen téléphone bi dellu si ci biir kër gi. gis naa tey loo xam ne ci réew mii ci melokaanu doomu aadama ay xeetu nit yoo xam ne sax day mel ni bëccëg sax doo leen gis ñooñu mënoo leen a gis bëccëg ñuy dox mel ni rekk dara xewul. barke Serigne Saliou Mbàkke li ma gis tey nit ñi sareet yi di jaabante ci kaw tali bi di roñ bagaas yi nga xam ne ñooy jóge fii ci Sipeko bii di roñ bagaas yi jóge ci Auchan bi di daw di dugal bagaas yi ci seen biir kër yi léeg-léeg sax nit téye sareetam am lu mu wàccee jox ko nit ku taxaw di ko ñaan. li xew ku ko xalaatul rekk doo nit. Sénégal nit ñi sonn nañu trop barke Sëriñ Bamba sonn nañu xiif nañu trop xiif nañu lool melokaanu nit ñu sonn nit ñu xiif ba ni bàyyi leen agresseurs yi dañ cee rax. agresseurs yi ci dëkk bi lañu dëkk sunuy agresseur lañu sunuy doom lañu sunuy rakk lañu sunu ay jarbaat lañu ñiy agressé ñiy sàcc ku fi man di rey nit kun fi man di rey doomu réew mi nga. am réew fa ngay juddoo yaroo fa màggee fa baaxee fa. am réew fa ngay juddoo yaroo fa yàqoo fa bonee fa waaye du tee nga doon doomi réew mi. tey day wax dëgg yàlla li ma séentu woon bu fekkoon ne sax boroom réew mi waxul bu président sax waxul ministre de l'intérieur bu génnee dina ni gis naa li xew gis naa ni mu mettee naqara am ci réew mi naqar bu rëy moo am ci réew mi ay nit ñoo faatu te ba léegi ci nit ñooñu ci li ñu faatu kenn xamul lan la ba fi mu ne nii tey buñ leen laajoon lu tax nga dee duñ ko mën a wax ci seen biir bàmmeel yee ndax xamuñu ci xare lañu dee xamuñu ci réer lañu dee xamuñu ci kasara lañu dee waaye sunu rongoñ yi nuy jooy ñun waa Sénégal sunu xiif bii nu nekkee sunu mar mu metti mii nu nekkee képp koo xam ne yow la yàlla dogal nga jiitu ci kaw réew mi yilif nu war nga mën a taxaw ne nu massa Macky Sall njaboot gii sa njaboot la yàlla moo la ko dénk nga warlu ci ak ñoom yërmande warlu ak ñoom ndimbal warlu ak ñoom taxawu. Nous sommes en période de catastrophe sanitaire. Qu'est-ce que cela signifie? S'il n'y a plus de miséricorde, s'il n'y a plus de clémence, s'il n'y a plus d'esprit de partage, de gentillesse, de douceur, lan la période de catastrophe sanitaire di jariñ su fekkente ni du pour sàmm askan wi musal leen aar leen yiir leen yilif leen doom dee ci sa kër nga mel ni dara xewul rakk dee ci sa kër nga mel ni dara xewul jarbaat dee ci sa kër nga mel ni dara xewul loolu daal wax dëgg yàlla wallaahi mënumaa xam lan moo ko mën a waral lan moo xew diggante Macky Sall ak waa Sénégal ba mbañeel gu tar gii mu mel ni kenn ku nekk yaa ngi koy sàmm ci sa boor lu tere nga génn Macky Sall monsieur le président lu la teree génn wax ak askan wi sa askan la sa njaboot la lu ñu mel noo xam ne dëppawul ak la nga bëgg ñoo fi taxaw fal la il y a 1 an et demi à 58% au premier tour kon am na ci ñoo xam ne sax ñooñu moom bëgg nañu la kon weesu nga fooy amee fooy féeteeg fooy waxal ak ñëpp yërëmal ñëpp àndal ak ñëpp jàppal ñëpp gis nañu infrastructure yi gis nañu li ngay jéem waaye bâtiment yi ak pont yi ak mur yi ak tabax yi duñu wax ak ñun duñu faj naqaru xol duñu giifal ku mer duñu non ñooñu mënuñu dara
nit moo am fu mu war a féete moroomu doomu aadamaam réew mi da nga cee am cëru bàyyi am ci cëru kilifa am ci cër yépp dafa daje ci yow réew mi ñépp yaa leen yilif ci wet bu ci amee ñoo xam ne déggal nañ la ba nga war leen a mën a déglu ñooñu it du tee yaa leen yilif yaa yilif ñépp Sëriñ Tubaa dane woon sëñ Balla Coro yaa yilif ñépp ba ci man mii kon tey amul kenn ku yeewoo Sénégal koo xam ne nekkul ci sa kilifteef nit ñaa ngi ci mbedd yi policiers yi sonn nañu trop ci dàqante ak seeni rakk ak xaañante ak ñoom gendarme yi sonn nañu trop ci dàqante ak seeni rakk ak ci xaañante ak ñoom di sànnante xeer di sànnante lacrymogène ba yàgg ñuy wërëw ñoom di mel ni ñuy fóonante gis naa policier boo xam ne wat na bopp ku ñu xaañ taxaw jël di ko wat te lépp yaa ngi koy gis même bu fekkee directement amul kenn ku mën a wax ak yow les gens sont connectés vous êtes connectés monsieur le président revenez à de meilleurs sentiments par rapport à ce pays-là tenez-leur un autre langage prenez le temps d'aimer les Sénégalais de les comprendre de les écouter essuie les larmes des Sénégalais écoute les peines des Sénégalais Sénégalais yi réew mi rekk la ñu am moom rekk la ñu bëgg te ñoom ñoo la fal lu mën a xew ñoo la fi teg yàlla ci ñoom la ko jaarale te da koo jaarale ci ñoom mu rafet ñu muñal nañu la ba ñu comprendrewul ba léegi ñu ngi muñ am na ñu am lu leen naqari toog di ko muutuwaale am na ñoo xam ne am nañu lu leen neex waaye ñemewuñu ko manifester parce que ñi nga xam ne ñoo am lu leen naqari ñoo ëpp Antoine Diome mii amul benn bejaaw génn di wax ak sénégalais yi nuyuwu leen ak di leen menacer moo ku dee noo koy menacer nit ñi dee nañu ba pare nit ñi 1 an ngi nii kenn ci ñoom amul liberté liggéey na nga bëgg a liggéeyee kenn ci ñoom amul liberté boobu nit ñi dee nañu ba pare lan lañu mënal moo góor bu mënta am dépense yoom ah loo ko mënal xanaa rey ko yóbbu ko safaraa ci des lii de moo fi am nit ñi dañoo sonn les gens sont très fatigués wallahi ñëpp a sonn da ngay taxaw ci balcon bii di xool nit ñi di jaabante ay mukallaf jëmm mu wóor la ni ñii seen yaram dafa tàng dafa am lu ñu bëgg a toj rek bitig bi ngay jëndee sax ndekete meew ma nga fay jënd néeg nga ko 100 francs yi sax boo sañoon da ngay toj bitig bi ñëpp a sonn quels que soient vos efforts si vous aviez réussi à transformer ce pays en or et en diamant tabax ko ak ay bâtiments yoo xam ne c'est en or et en diamant wallahi du tax nit ñi bëgg la nit ñi nag da ngay wax ak ñoom nag da ngay jël kàddu wax leen ne leen mettit yi ak naqar yi ak rongoñ yi dégg naa ko yow xam nga ne dangaa wéet parce que sénégalais yi am na fii sax jamonoy Abdoulaye Wade ay lafañ yu daan bind président pour mu recevoir leen ak seeni pousse-pousse am na je me souviens ku poussé woon Casamance ba ñëw fii gumba yi gaana yi nit ñi nga xam ne amuñu benn laago ñépp dañ daan ñëw président di leen recevoir gisatoo kenn les gens de ton entourage monsieur le président ñi la wër ñoo la gën a doon buur fuuf ñi la wër kenn mënu leen a jot kenn mënu leen a woo ba jot leen kenn mënu leen a seeti gis leen ñooñu ñoo la gën a cher fuuf je suis sûr et certain que xam nga li ma lay wax yow xam nga ni réew mi du réew mooy def bain de foule du réew mooy romb ak sa oto taxaw nit ñi génn ngay nuyoo ak ñoom sa diggante ak sénégalais yàqu na lool lool ba mu ëpp waaye nag tey jii nag man li ma gis nag man man nag je suis vraiment choqué comment un ministre de la République s'il respecte le peu de miettes qu'il reste sur cette République-là peut parler à 17 millions presque de Sénégalais sans même daigner leur dire bonsoir
vraiment nag dëgg metti na nag dëgg nag c'est arrivé à un niveau insupportable bàyyil Ousmane Sonko mu ñibbi këram du moom moo la tooñ yow ñi la wër ñoo la tooñ dëkk bii sa ministre bii di wax aada ak sunu cosaan lu dëppoowul ak moom waroon naa jiital ne wàññi sutura bokku ci fii ñépp am ay ayib dëkk bii saay-saay numéro 1 bi man la ma jël ko exemple ci sama bopp ku ne am na looy nëbb ku ne am na looy def loo xam ne buñ ko xamoon dangay dem Gàmbi dëkk fa walla nga dem beneen dëkk gis nga ko léeg-léeg musiba am sextape yaa ngi daw nit ñi dañoo dof complètement fi mu ne nii nit ñi xamatuñ fuñ jëm nit ñi xamatuñu fu ñuy jooyee te kat seen rongoñ yi ñu sëmb ba noppi yenu seeni loxo xamatuñ fuñ daw jooyi jee nee nañu bu nit ñi jooyee jëm Tuubaa bu la sëriñ bi woowee du demee ni mu war a demee bu nit ñi jooyee jëm Tiwaawan bu la sëriñ bi woowee du demee ni mu war a demee wax dëgg yàlla loolu lépp war nga cee setal sab der Abdou Diouf du woon ab murit te ñetti weer yu ne mu seeti sëriñ Abdou Lahad ndax njaboot gi bootu woon ci moom rongoñi baadoola yi Abdou Diouf du woon ab murit waaye Alaaji Abdou daawu fa jóg waaye sëriñ Cheikh Tidiane daawul ñàkk a jokkoo ak moom keneen ak keneen noonu am na ci kilifa yi ñoo xam ne soxlaaluñu la dara bëggaluñu la dara coonoy askan bi rekk a leen ñor jàmmi askan bi rekk a leen ñor wallaahi li xew ñaaw na torop seetaatal sa doxin bu baax man leer na ma ne yaa ngi may dégg bu baax seetaatal sa doxin fabuwaat waxtaanaat ak sa njaboot fi mu ne nii 2024 nga jëm ak ñun nous ne sommes qu'en 2021 est-ce qu'on peut tirer à la longue sur ça parce que aujourd'hui diw dee na ci Sénégal dëgg-dëgg c'est devenu anodin nit day ñëw fekk ku dee deret ji sang ko mu xëcc mbub mi naan xool leen gaayen kii dee na loolu dëppoowul ak ak ruux ak doomu aadama li ko sun borom mooñaale tubaab xamu ci dara waaye benn nit rek day réer biir Europe président de la république génn def déclaration ministre yi génn ñuy taf ay photom fu ne parce que benn xale bu am 5 ans wala 9 ans moo réer fii mourir banalement dans la rue est devenu vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien des Sénégalais nanu xoolaat lu bari tey jii nit ñi dem nañu ba àgg ci coono foo xam ne ku mën a wax salaamaaleykum fukki nit déggu ko sax boo ko waxul ñu saaga la nun on nous traite de vendus on nous insulte di ñu wax lu ne parce que tout simplement on essaie de contenir nos colères pour bañ a wax lu ëpp di jaar de gauche à droite pour wax diw ay waay soo mënee wax diw na def nangam diw soo mënee wax diw na def nangam Sénégal da nga fii ne ku ne woo la ne la diw bul ko wax dara ndax diw kat yéen a bokk diw yéen a bokk nangam ñépp dañ lay mujj cerner doo xam looy wax te bu wax jotee boo waxul ñépp daggal la ay saaga wax la lu bon nun lii nuy def nii mbel ji ñun la jëkk a soof parce que àgg na foo xam ne yow ci sa bopp danga naan est-ce que man bariwuma wax rek waaye bu ñu sañoon duñ wax ñaari yoon mukk te boo waxatee ñu ne la noppil parce que y a rien à dire tout va bien y a plus de chaleur humaine dans ce pays y a plus de relations humaines dara amatu fi dara aucun ministre n'est accessible les directeurs de cabinet non plus les maires ne sont pas accessibles les élus locaux kenn waxatu leen kenn bëggatu la gis député parce que ñépp ñi nga xam ne yow ñoo la séq amu ci kenn koo xam ne seeti ko am na njariñ dëkk bi am na xéewal c'est mal partagé ñii dañoo am ba giijal ñii amuñu lu ñu lekk boo duggee ci banlieue bii Sipeko bii ndeke nit ñi li ñu xiif Sipeko bi yépp parce que dañ ko bëggoon a vider rek ndax yiy jaay ci biir ñu gis ñuy afficher ay prix te amuñu njëg am na ñoo xam ne sax buñ ko mësaana jub xëy na gardien yi duñ leen bàyyi ñu dugg
ils se sont servis aujourd'hui. Ils ont eu au moins l'occasion une fois dans la vie dugg jël benn saucisson ak benn fromage gruyère bu ñu paree dagg seen mburu def ko ci lekk au moins ñu ñam ko. lépp dafa war a yaatu, xéewal yi dafa war a saawaan baawaan, dañ ko war a séddalewaat. nag dëgg-dëgg ñi fi ne bu ñu yoree xéewal yi parce que yow lañu àndal, ci yow lañu féete, nañ koy séddale. nañuy xalaat ñi nga xam ne sonn nañu te lii ma am du sama alalu baay, du sama liggéeyu ndey, du lu ma donn, déedéet ànd ak président moo tax ma am ko. kon dama ci war a sédd ñi nga xam ne buñ may tudd ñoo tax. ñi nga xam ne tey bu ma àndeek ñoom ci la ñuy wax ne diw il est élu à telle localité, diw kat dafa am mbooloo parce que ñi fii kenn moomul nit ñi, kenn bootuwul ci nit ñi yaakaar rek lañu am. ku ñu àndal njariñ a tax. jikko june kilifa mën na koo am ba mu des ñàkk njariñ. jikko june kilifa mën na koo am ba mu des ñàkk njariñ. te ñàkk njariñ moo am ci réew mi. doon kilifa dugg ci sa vitre teintée, nit ñi di la dégg, kenn du la gis, amaloo kenn njariñ. amaloo kenn njariñ. ñépp a war a góorgóorluwaat yërëm mbooloo mi ñaara leen séqoon, mooy nguur gi ak sëriñ si. buur bu masaana dem ci sëriñ bi dana ko ne fàttalikul baadoole yi. ba ñuy wax baadoola ca yooyu jamono baykat a taxoon. baykat moo taxoon ñuy wax baadoola, coonoy baadoola yi nangam ak nangam. Senghor da ko daan wax baadoola yi nangam ak nangam, waaye booba baadoola buñ koy wax baykat a tax. sëriñ bi mësta tànn loo xam ne bu ko defloo buur bi njariñam da ciy nekk, déedéet. na nga fàttaliku néew ji doole yi, na nga yërëm mbooloo mi, na nga fàttaliku baadoola yi, na nga leen nangam. loolu la sëriñ bi daa def. su président ñëwee di jéem a góorgóorlu ci loolu. on gouverne pas des bâtiments ou des infrastructures, ay nit lañu yilif. boo déggee ñuy wax am réew ay nit a tax. sëriñ si loolu lañ daan taxawee, buur bi it loolu la daan jéem. su ko defee mbooloo mi nekk ci diggante bi. tey mbooloo mi am nañu lu leen naqari ci buur ñi, waaye am nañu lu leen naqari ci sëriñ si. sëriñ si kat ñoo daan jox nit ñi meewu yërmande, ñoo daan jox nit ñi meewu leer, ñoo leen daan delloo ci suñ borom, ñoo leen daan dalal, ñoo daan ànd ak ñoom ci lépp, ñu yëg ne kii kat nawloo na ma. loolu moo nekkoon diggante sëriñ si ak taalibe yi. loolu dagg na. sëriñ sépp bu seen meew yi ferulit, ñenn ñi wéq, ñenn ñi dañoo murle, kenn mënatu cee nàmp. te loolu njàmbat gu rëy la ci réew mi. il ne s'agit pas du fait que ñëpp di wax di saaga di wax lu bon nga jàpp ne rek dañuy wax lu bon nangam ak nangam. am na ñoo xam ne dañuy exprimer rek seen colère. doom kat saa bu la jubee war a nàmp ci sa ween nga xañ ko bu yàggee moom nu mu def. mbooloo mi ñëpp dañoo war a daw diggante sëriñ si ak buur yi. fu ne ñu di fa amee njariñ, fii ñu di fa nàmpe ragal yàlla, di fa nàmpe jaamu yàlla, gurgurlu, jàng diine, royuwaay. ku ne ñu ko ka nga tollool jamono nga xool ci moom. fii ñu di fa am yaakaar ne seen mbiri àddina dina dox, di góorgóorlu di yëg ne itam buur bi leen yilif deful boppam Mamadou, def leen Mamadou. ñuy am yaakaar bi di dolliku, ñuy am njariñ bi di yokku, ñépp di góorgóorlu, ñuy partager. Sénégalais yi itam il faudrait que ce peuple-là se ressaisisse. Nous sommes devenus trop abrutis. Nous n'avons plus de respect ni de sentiment. ñun dañu daan doom da daan yërëm ndeyam ak baayam, wormaal mag, mais du càggan ne si tu es colérique rek da nga ko war a exprimer ci kaw ñépp. kenn ku ne war naa xoolaat sa bopp nag dëgg-dëgg, ndax la Sëriñ Muntaxa waxoon laa gëm. kenn ku ne na nga seetaat sa bopp. ku am lu la naqari ku ne na nga seetaat sa bopp. nañu seetaat sunuy jikko. on nous a trop abrutis. Le mal est devenu banal. On nous a trop abrutis. léegi nit ñi mën nañoo gis lu metti te du leen wàññi dara. mën nañoo gis deret te du nu jooy, duñ leen saf. nit ñi tamit
nañuy séddale li ñu am lu mu tuut nañ koy bokk. xale yi dañ daan sax bokk benn ndab tuddee ko boolu dof parce que kër yaa diw rek la mën a génnee tey reer bi ñu bokk ko. na kenn ku ne xool sa morom bët bi ngay xool sa bopp am ci sa morom yërmande ji nga am sa bopp am ci sa bopp am ci sa morom mbëggeel gi nga am ci sa bopp. li fi ne kus néew buñ ko séddoo wallaahi dina am ñoo xam ni seen xol dina sedd. il ne demande pas 1 milliard, il demande juste de quoi vivre lekk ak naan. On parle de la Révolution française ak Gaulois yi ñuy wax ak la prise de la Bastille. Vraiment l'étincelle qui a provoqué la Révolution française, c'est que ce jour-là il y avait pas de pain. mburu amul te boobu réew mi mburu réclame. Mobutu ba yëf yi am Kinshasa boobu nit ñi dañoo xiif kenn du ko sàgganee. Monsieur le Président, yow sa peuple bii lekkuñu ba suur, ils ne mangent pas à leur faim. nit ñi toggatuñu reer ci kër yi. ndekki bi moom léegi da ngay gëmm rek. añ kese moo fi ne loo xaw a constant te boo tardé doo añ. dëgg la nag am na lu fi ne waaye nañu ko séddale au moins kenn ku ne am ci loo jàpp. man de li xew wax dëgg yàlla metti na ma naqari na ma te itam wax dëgg yàlla ñaawlu naa ko lool. ñaawlu naa violence bi lool. ñaawlu naa yàq gi lool. am na ñoo xam ne seen benn cantine bañ amoon lañ ca def yàq nañu ko yàqaale seen àddina ndax balaa ñu ko dabuwaat wallahi dana yàgg lool wala sax dootuñ ko mën. ñaawlu naa lool violence bi ñaawlu naa ko ba fa ñaawlu yem. Il faut que les gens arrêtent de taper sur les innocents. Il faut que les gens arrêtent di yàq alalu jàmbur. sëriñ bi koo xam ne benn bitikam képp la yor, benn bitikam addinaam sépp ca la ko def, ca la investir li addinaam bépp. kenn ki benn taxeem bii la yor ngeen lakk ko. li xew ci violence ci réew mii conséquences yi mu nar a jur, famille yi nar a sonn, loolu nañ ci bàyyi xel. nañu bàyyi bu ñu meree di lakk alalu jàmbur yi, di taal butiku jàmbur yi, di sàcc alalu jàmbur yi. nañu bàyyi bu ñu meree rek paaka yi génn ak jaasi yi. nañu bàyyi deret ji ñuy xabtaloo, baaxul. réew mi war nañoo góorgóorlu. xawma kañ lay doon waaye président ak kilifa diine yi ak lenn ci nit ñi xam ne borom xel lañu war nañu am ngontu gu ñu daje toog naan kafe waxtaan te muy faral di am. ñuy xool fu ñu jëme askan wi. lii du ak càmm. c'est pas comme ça qu'on gère un troupeau. je suis vraiment désolé. am naa lu ma naqari trop te li ma naqari dëgg mi ngi daa mel ni rek moo naqari ñëpp. maay wax waaye ñëpp la naqari. ñëpp la naqari wax dëgg yàlla. dangay dem ba dootoo xam looy wax. ñi may déglu ñëpp nag ku ci dégg lu ëpp rek maa ngi koy jéglu ndax xam naa ne mën na am ma wax ko sax te duma ko tey. waaye président bàyyil Ousmane Sonko mu ñibbi këram. bàyyi ko ak ay problème am. bàyyi ko ak ay massage am ak sa vie privée. laissez-le tranquille. battez-vous juste sur le terrain politique. bii kalaate na quoi. bii kalaate na. faut pas insister. faut pas trop provoquer le peuple parce que ce garçon c'est juste l'allume-gaz. c'est pas le feu. Le feu c'est la colère du peuple et il faut pas l'attiser. Vraiment mesure liberticide yi ñëpp ci sonn. couvre-feu yeeg lépp ñëpp ci sonn. wax dëgg yàlla nu ngi leen di baalu àq nag. xam naa ne dañ ko fi yemale balaa tuuru waaye jërëjëf daal. ngeen jot suñu vidéo nag leen toll ngeen abonné fii si TV Fallou ngir mën a jot moo lu vidéo xam ne ko nañ ko te bu leen fàtte ba sus cloche notification mooy tax vidéo bu ñu dugal ngeen gis ko. TV Fallou